juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci la ñuy waxtaane mbiru njàng meek njàngale mi fii ci Sénégal kuréel bi ëmb syndicat yi yëngu ci wàllu enseignement fii ci Sénégal ne nag juróom ñetti fan ci weeru décembre dinañ dem grève loole sax gannaaw ab préavis bu ñu déposé démb ci alxames ji waa FEDER nag di sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat li nga xamante ne moo nekkoon dige yi bokk na tamit ci seen mébét ñu daxandi ONG bi di Human Rights Watch ñu def seen kem kàttan ngir mën ko jële Sénégal ci jamono jooju nag liggéeykat yi nekk ca ADS travailleurs des aéroports du Sénégal jamono ji ñoom dañu xaw a tiit li ko waral koppar bi ñu leen doon jagleel at bu nekk ñu gis ne atum ren ji dafa wàññeeku bu baax a baax jamono jooje nag lépp lu aju woon ci seen ay activité ragal mu tàggatem bi bokk na tamit seen i ay payoor ci jamono jooje nag aéroport international bu Diass ñu ngi màggal certificat aérodrome bi ñu am ñu gis ne rek ak raaya boobu seen taxawaay dina gën a mucc ayib te tamit seen partenaire dinañ fi teew fas yéene rek liggéey ak waa aéroport bi ca UGB di Université Gaston Berger kilifa yi ñoo jóg taxaw rek di sàkku ci kenn ku nekk muy ci ndongo yi jàngalekat yi ak képp ku fay liggéeykat ñu joxante loxo su ko defee rek atum ren ji du bañ a am benn jafe-jafe bu ko defee tamit seen taxawaay ci wàllu njàng meek njàngale mi gën a rafet comme nañ ko daan defee mbokk yi looloy ponk yi boo leen taxeloo tuuti ñu faram-fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen a jàmm ci xibaaru maraax yi niñ ko waxee ci ponk yi intersyndical di kuréel bi ëmb syndicat yi yëngu ci wàllu enseignement fii ci Sénégal ñoom nag dañu gis ne rek juróom-ñetti fan ci weeru décembre dinañ amal grève loolay gannaaw li nga xamante ne rek moo diggé bi doxoon seen diggante ak kilifa yi ñu ne nag dafa bëri loo xam ne matéo ci bel jamono ji ba tax na rek ñoom ñu ne nag déposé nañ nekk démb ci alxames bi ab préavis de grève bu leen mën a may rek ñu am boobule ak waa FEDER tamit di sàkku ci kilifa yi ñu dax ONG bi di Human Rights Watch ci Sénégal ndax gis na ne taxawaayam dëppoowul ak suñu valeur Maimouna Ndiaye teewoon na si ndaje bi ànd ci ak Mouhamed Dieng. gannaaw bi ñu defee bilan xool at mi ana lan lañ ciy def fan lañu jëm ak nguur gi waa FEDER fi mu toll nii li ñu gis mooy accord yi nga xam ni signé woon nañ ko ak nguur gi amul dara luñ ci jëmmal ba tax na ñu yëglu. ñetti junni yi nga xam moom la gouvernement bi waxoon ni da koy yokk ci liggéeykat yi pour que jàngalekat yi pour que seen ndàmpaayu dëkkuwaay bi mën a yokk parce que li leen jox néew na néew goo xam mun cee am kër. loolee mu digg woon na ñun wàccoowul ak moom parce que bi weer wii dee nga xam ne ci la waroon a njëkk a dugg ñetti junniy duggul parce que gouvernement bi dafa def ab galgal bi mooy indi benn rubrique bu bees bu mu tuddee yokk ñun li ñuy cotiser pour bu ñu demee à la traité te loolee kat déggoowul ko beneen bi nag mooy que ne këyit yi nga xam moom lañu jox jàngalekat yi yeexital gi ëpp na jàngalekat yëpp a ngi xaar seen acte avancement seen acte validation ak seen acte intégration te gouvernement bi moo ne woon yeexital yi ci am dana dakk beneen bi nag aussi mooy bor bi ñu amee toll na ci 85 juróom-ñetti fukki milliards ak juróom yoo xam ne amee nañ ko jàngale yokk na sax ndax am na yeneen actes yu ci yokk léegi nag loolu lépp ñun ñu ngi doon xaar ñu fay ñu li ñuy xaar fay dafa néew mënatunoo xaar atte bor fay. yëglu boobu moo waral ñu ne déposé nañu ab préavis de grève ca taabalu jëwriñ gi nga xam ni moo leen boole yilif. sunu préavis de grève boobu ñu déposé nag ñu ngi ko déposé démb bi ñeenti waxtu jotee. ci lañ dem fonction publique ni déposer sunu préavis de grève mooy yëglu ni kontaan lan nga digge woon ak yow ak ñun yow nguur gi doxaloo ko bu bëggee jàmm nag loi bi li mu wax mooy weer la pour woo FEDER bu leen woowee ñu toog waxtaan ci jafe-jafe yi ñu teg ci taabu ji. nguur gi nag daal ci wax jàkkaarloog askan wi wax fan la féetee. leen bëgg mooy ñu li jàngal xale yi nu ñuy def ba mën a sëy te dara du leen ci fekk bu ko defee ñu yàq suñu askan comme ni ñu ko defee ca réewum nasaraan yi. léegi nag ñu leen di wax ne ñun dañoo am suñuy diine chrétienne ak islam yoo xam moo ñuy tere loolu ñuy wax ne ñoom amuñu droit ñëw jóge seenum réew ñëw di ñu wax nii leen war a doxale seenum réew ñu bëgg président de la République jël responsabilité ni leen nan ñu abal Martinez mi ko jiite ak ay nit ñi nekk ci gannaawam nan ñu abal parce que lii ku ko defoon ci seeni réew ñu dàq la. balaa boobu liggéeykat yi nee nañu dinañu def ab say ñoom ak ànd gësëm ak SYTJUST bu ko defee ñu am système de rémunération boo xam ni ñëpp dañ ciy bokk yam. Maimouna Ndiaye ñu des mbiru njàng meek njàngale mi dem ba ca diwaanu Ndar Géej foofee nag UGB mënees nañu wax ne léegi ñu tàmbali liggéey bi jiital recteur ba sax ci loolee la sukkandiku di sàkku rek ci ñi nga xam ne ñooy ndongo yi
jàngalekat yi ak képp ku fay liggéey ñu def seen kem kattan def lu ñu mën ngir atum ren ji ñu bañ fa nemmeeku bépp jafe-jafe. Ousseynou Diop doxantu woon na fa àndi ci ak Habib Seck. recteur bu université Gaston Berger bu Ndar Ousmane Thiaré daje ak taskatu xibaar yi ndaje bile nag may na ko mu desiwaat ci lu jëm ci retard bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ubbi teek njàng mi moom nag desiwaat na xam ne ni lépp yemb na te étudiants yi tàmbaliwaat nañu lii di njàng mi. ba mu amee ñu bëri taxaw nañ ci ñu bëri liggéey nañ ci pour jàmm dellusiwaat ci université bi ñu ci mel ni autorité administrative yi ay gouverneur procureur syndicats yi ci université bi les anciens étudiants de l'UGB waa SANAR commission médiation yi vraiment syndicats yi ñëpp liggéey nañ pour que jàmm dellusiwaat ci campus bi. UFR yu bare ci université Gaston Berger bu Ndar at ba la ñu génn dañuy def année invalide loolee nag di loo xamante ni ñaawlu nañ ko lool moom recteur bu université Gaston Berger bu Ndar jàpp ni loolee waratul am ndaxte université bi université d'excellence la. ba ñëwee ci assemblée dafa d'accord ne UFR yi li ñuy décider nii nañ ci ànd ak ñoom waaye dañ leen di soññ aussi ñu def tout pour que année prochaine ñu jëm a respecter calendrier universitaire bi ba nga xam ne bu ñu gisee benn gàllankoor sax ñu mun ko yëgal autorités yi ñu xool comment nañuy résoudre problème bi. ci ndaje bi la sax la woowee étudiants yi ñi nga xamante ñooy professeurs yi rawatina ñuy ngànk wàllu njàng mi fii ci université bi ngir ñëpp laxasu ndax at bile du am benn jafe-jafe waaye tamit performance yi nga xamante ne amoon nañ ko ñu mën ko jéggi. ñu ngi ñaan étudiants yi ñu ngi ñaan enseignants yi ñu ngi ñaan personnel administratif ñëpp xool intérêt université ñëpp jàpp ci pour que vraiment université bi atteindre ay objectifs am et que UGB ñu continuer di wax li ñu xamoon ci moom mooy université boo xam ne dafa am ay performance. université Gaston Berger bu Ndar naam amoon na ay jafe-jafe waaye ci ndaje bi nga xamante ni moom lañu doon amal ak taskatu xibaar yi kilifa yi la ñu xamle mooy ndongo yi lépp loo xamante ni soobu nañ ci ay concours am nañ cay ndam loolee sax moo tax ñuy ñaan université d'excellence bañ leen di bàkkee ñëpp mën ci taxaw. waa cadre du privé sénégalais ñu gën leen xam ci waa CPS doon amalam ndaje tey ci seen njiit Jean-Pierre Latir Sène kookee addu rek jëmali ci li nga xam ne mooy solos audit maanaam càmbar bépp koppar boo xam ne rek nguuru Sénégal am na fu mu ko dugal ndax loole bokk na ci li nga xamante ne rek day yóbbu réew kanam ci loolu samit àdduna jëmali ci koppar bi nga xam ne nguuru Sénégal yoral na ko institut privé yi mu gis ne rek buñ ko doon def ay pàcc benn nii daanaka jeex na Aïssatou Gueye tàllal na ko microm andi ci ak Pape Sangone Mbaye. bor bi ñuy wax 16 milliards bi ñoom ñoo def seeni calcul nañu 16 milliards lañ leen yoral ñun ñu toog ñu suñu kuréel ñu defaat suñu calcul ñu ne waaw li ngeen wax de moom noonu la waaw kon nag suñu ñëwee ne dañuy auditer yaakaar naa ne fi ñu war a wër daal wëruñu foofu élément yëpp ñoom ñoo ko yore ñoom ñoom ñoo ko certifié état nag benn la état nekkul ministère de l'enseignement supérieur wala ministère des finances wala ministère du budget. léegi nag ñun li ñuy ñaan mooy ñu toog ak ministre Mary Teuw Niane mën a calculer li nga xam ne moom moo des ñu xaymaa ko ñu xool ak état ak ministre Amadou Ba naka la ñuy def ba état feeñu loolu loolu yëpp suñ ci amee firnde yu leer yaakaar naa ni ñëpp ay sénégalais lañu dañoo bëgg lu jëmal dëkk bi ci kanam. ñu wax ci aéroport ADS ñi nga xam ne rek ñooy liggéey ci aéroport du Sénégal ñooñu nag jamono ji dañu am ay jafe-jafe li ko waral ñu gis ne koppar bi ñu leen doon baaxee at bu nekk atum ren ji dafa wàññeeku bu baax a baax te loolee ñuy ragal rek mu am ay gàllankoor ci li nga xam ne moo doon financer seen ay activités ak itam li nga xam ne rek moo doon dugg ci seen payoor ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi rek ñu xoolaat li ni mel ndax gis nañ lu ci ëpp dañ koy yóbbu foofee ca AIBD te ñoom tamit am nañ luñ ci jot a liggéey Aïssatou Paye taseeg ñoom andi ci ak Amadou Ba. liggéeykatu ADS yi maanaam aéroport du Sénégal taxaw nañu teel nag ngir artu ndaxte ci budget 19 milliards biñ leen doon jox wàññi nañ ko bu bëri ñoom nag ñu koy ñaawlu. président de la république biig ci guddi bi mu dellu si 3 heures du matin la wàcc fii ay agent ADS ñoo toog di ko xaar feu de balisage lépp di tàkk lépp di normal kon jëlee nañ fi activité d'exploitation yi mais gestion bi c'est toujours ADS. président fi lay wàcc ganam yi fi lay wàcc leneen li fi lay wàcc charge yi continuer leen ngeen jël ko ma jox leen 2 milliards 5 loolu xel mënu ko nangu boole 10 aéroports yu nekk ci Sénégal. ñu duut baaraam itam ay jafe-jafe yoo xamante ne seen ay liggéeykat dinañ ko am.
ñu toog prestataires yi di am problème temporaire di am problème travailleurs yi nga xam ne ñoo fi nekk décarcassé wu ba aéroport Diass ubbi ñu bëgg leen mettre dans des difficultés yu mënul nekk mode de financement bi ko mën a régler nag mooy ñu jox ñu ay redevance yoo xam ni tey bu jógee ci aéroport Laas wala muy redevance ci côté sûreté buñ ci yokkee liñ ci war a yokk par décret présidentiel buñ ko joxee ADES mu régler problème définitivement dootu ñu xam situation biñ nekk tey. ci kàddu nag coordonnateur bi li gën a nar a sooxee ADES bokk na ci itam compagnie ñi nga xamante ne yoreel nañ leen xaalis. am na fi compagnie yoo xam ne dañu yoreel xaalis ADES ci fii ñu toll buñ leen bloqué au sol ay intervention la ñuy def pour que ñu bàyyi leen ñu dem continuer ñun tey bu ñuy def ay mission ci aéroport yi compagnie yooyu dañuy demander yéen ADES fay leen cash. loolu aussi intervention yooyu di ci am lu ñu war a dakkal la. ñu yore nag gestion wu aéroport Sénégal yëpp ñu gis ne faaw ñu gën a taxawu leen bu ñu bëggee bañ a nasaxal seen liggéey. Sëtu Pay bu waa ADS di woote walu waa AIBD ñoom jamono ji dañoo kontaan lool li ko waral nag ab raaya lañ leen baaxee loolu la ñuy duppee certificat d'aérodrome ñu gis ne dina leen may ñi nga xam ne ñooy seen partenaire ñu gën a ñeme ñu mën a ñëw fii ci aéroport bu Ndakaaru bi wala sax aéroport bu Diass bi mën a amal li nga xamante ne rek moo doxoon seen diggante ministre Maïmouna Ndoye Seck la ñuy teewlu ci micro Abdourahmane Diallo. dañu ubbi aéroport bu bees décembre 2017 matagul sax at ANACIM mi nga xam ne moom lañ fi teg pour mu xool ndax li réglementation bi OAC yi définir ne noonu la aéroport wala doxe wala noonu la compagnie war a doxe wala comme acteur bu ne ci transport aérien nii la war a doxe mu saytu est-ce que règle yooyu gestionnaire bi respecté na ko ci aéroport ñuy rafetlu nag tey jii ñu joxe certificat bi te matagul at ba aéroport bi ubbeek léegi ci projet phare yi daf ci am benn boo xam ne dañ ko tuddee hub aérien sous-régional hub aérien sous-régional boobu nag dafa am ñetti pàcc bi ci njëkkoon mooy ne nañu ubbi aéroport bi defe naa ne def nañ ko tey jii ñu ngi naan ñu ngi koy jox baccalauréat beneen bi mooy nañu fexe ba commencer compagnie aérienne boo xam ne dina dëgër ñetteeli pàcc bi mooy defaraat aéroport yi ci biir dëkk. wax ci leneen mbiru Khadim Ndiaye di góor soosu nga xam ne rek dañ ko tuuroon essence taal ko ba mu jëli ci ab faatu kooke nag way juróom bu góor moo jóg rek ne baal na ñëpp képp koo xam ne rek loxoom laal na ci mbir mi ba tax na nag ñu samp ab laaj ndax loolu mën na tax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu justice soppi li nga xam ne rek moo naroon nekk seen ay décision kii di maître Amadou Kali Kane ñëw rek ne justice moom dina def yoonam xam donte sax xam na ki nga xam ne rek moo def li ni mel ndax jot naa liggéey ak moom Modou Fall doxantu woon fa andi ci ak Pape Sangone Mbaye. ndax baal bi wéyjuru Khadim Ndiaye mi nga xamante ni moom la soxnaam taal baal kii di gorom bu jigéen bi sàkku ci njaboot gi ñu teg lépp ci yoxo yàlla war naa tax ba yoon du def liggéeyam di ab laaj bu ñu samp avocat bi indi ci ay leeral. def am donc loo xamante ne mën nañ ko baal mooy laaj ndàmpaay bi su la neexee ni man di laaj ma benn ndàmpaay baal naa ki ma tooñoon lor bi ma lor baal naa ko ci xol bu sedd waaye nag mënoo ne tooñ bi mu tooñ mbooloo mi société bi kooku baal naa ko kooku procureur moo ko moom moo koy doxal mbooloo mi. yoon dana ko topp ba mu jeex wante avocat bi jàpp ni soxna si de mën na am li nga xam te ni moo di circonstance atténuante. justice yaakaar naa dana def liggéeyam maintenant nag ci mujjanteel gi xam naa dana am lu bari lu ñu seet daal mu seet que jëkkër ak jabar la daal mu seet ne que xëy na bëgg bu ëpp la ba jéggi dayoo daal mu seet ne que ñaari famille juboo nañu jàmm dellu si na daañu seet. moom soxna soo témoignage bi nga xam te ni moom la maître Amadou Ali Kane di def ci moom moo di nit ku calme la woon te ñeme liggéey. ji nga xamante ne moom la ñu teg ay tuuma ci mbir mi nekk na koo xamante ne mës na liggéey ak man mës na nekk secrétaire remplaçante ci man ma xamee ko yar tey ma xamee ma ko woon bi violence moo tax lii bett
wante li ci ñuul mooy wéyjuru ku jigéen ki di Serigne Babacar Mbacké mu kabaru nee na yoon def liggéeyam ba mu jeex tàkk. Mamadou Fall ñu wax ci mbiru politique. Malick Gakou mooy kilifa bi njëkk a dem foofee ca caisse de dépôt et de consignation ngir déposer rek li nga xamante ne mooy fanweeri milliards biñ ko laaj ngir mu mën a samp ndënam bokk ci ñiy laaj réew mi. loolu nag amal na ko ci teewaayu yenn journalistes yi ba mu tasee ak ñoom rek xamle na lan mooy mébétam ak ban yéene la amal Sénégal ci sàkku tamit ci militants yi ak képp kuy sénégalais bu bés ba mu jël kartam woteel ko. Suzanne Marisek teewoon na si ndajeem ànd ci ak Youssou Baro. mooy ki jiitu ci candidat yi te fay fanweeri million yi kay may mu mën a xëccoo ngir jiite réew mi Malick Gakou wéy di fësal taxawaayam. tey jii bu yàlla defee ñu def parrainage ñu daw wut si ma ku nekk jox ma li nga xam ne nii moom laa yaakaar ne bu ñu ma ko xaymaa doy na sëkk pour ma mën a wax ne kat war na jot ma dem fay sama caution fay naa sama caution kon nag matal naa nag du jeexal naa du ma sañoon Sénégalais yi gën a continuer di ma joxaat waaye li nga xam ne loi bi moom la laaj pour ñu matal parrainage je crois que loolu matal naa ko. njiital grand parti am yéene jiite réewum Sénégal ci élection yi di ñëw ngir jàppale askan wi. li ma bëgg daal mooy Sénégalais yi wóolu ma jàppale ma comme ni ñu ma ko wane nii ci parrainage bi taxawuma ba le 24 février ma gagné Macky Sall. li ma bëgg ngir yàlla mooy njabootu Sénégal mën a avancé te njabootu Sénégal mënu avancé bu jigéen bi Sénégal avancé wul li ma bëgg mooy mbay mi dox li ma bëgg mooy napp gi dox li ma bëgg mooy sàmm gi dox li ma bëgg taximan bi coxeur bi sàmmkat beeg nappkat beeg sénégalais bépp képp koo xam ne nga wéyoo sénégalais rek nga gis sa bopp ci réew mi. ci li ko parce que ñëpp xam nañ ne état bi xam na ne Macky Sall moo gën a xam ne le 24 février 2019 dinaa ko gagné. grand parti mooy parti politique bi njëkk fay caution bi El Hadj Malick Gakou ak ay àndandoom dinañ amal fan yi di ñëw ndaje ak taskatu xibaar yi ngir waxtaanee programme bi mu jagleel askanu Sénégal. Suzanne Marisek ñuy jégglu ci njumte bi rek du fanweeri milliard wante fanweeri million la ci suñuy koppar ñu wax ci politique ba léegi. beneen kàngam bu samp ndëndam fas yéene laaj réew Sénégal di tuddoo di wuyoo ci turu Mamadou Ndiaye kookee mooy njiital parti bi nga xam ne mooy PRDS foofee ca Thiès la ko xamle mu ne nag li mu bëgg mooy jël réewu Sénégal te mu ngi sàkku ci képp kuy sénégalais bu bés ba tamit nga sànnil ko carte ñu teewlu ko ci micro Cheikh Anta andi ci ak say latir. suñ taxawaay li ko waral lenn rek la mooy suñu bëgg ci Sénégal suñu yéene ci Sénégal te yéene boobu yëpp suñ ko bëggee tënk ci lii rek lañ koy tënke mooy bëgg mbooleem kuy Sénégal bis boo xiifee nga mun a lekk bis boo maree naan ndox mu sell bis boo feebaree mën a faj bis boo jàngee ba am métier wala nga am diplôme nga mën a liggéey. kon nag su ma ñëwee fii wut lu ma am taxumaa ñëw dama ñëw fii parce que ma am yërmande ci askan bi te xam ne am yaakaar ne am na lu ma ci mën su ma yàlla jàppale loolu mooy li nga xam ne moo fi sport am yaakaar. journée mondiale des forces armées suba lañ ko fas yéene màggal fii ci Sénégal ci la looleen la ñuy sukkandiku doxantu foofee ca diwaanu Wakaam ku xam Wakaam xam ne bëri na ay camp militaires yi fa nekk dëkkandoo ba yàgg te mucc ay ba tax na rek ñu laaj leen ku ci nekk nan nga gisee armée bi militaires yi ak li ñuy dund ak ñoom Sylvie Faye ànd ci ak Ababacar Camara. du neen ña dëkke ca Wakaam di rafetlu l'armée bëri na ay camp militaire yi nekkee ca bërëb ba kii di Mohamed Ali Camara moom dugg na l'armée ci atum 1992 te loolee dëkkuwaay wee ko see yóbbu. armée li ma ci dugal mooy ginnaaw yàlla yoon tamit damay remercier sama waajur sama papa moo doon gendarme moom dafa def quartier après par la suite mu servir gendarmerie nationale nekkoon kodo parachute man nag ba may jàng ma gis ko ak tani ma ne man il faut ma doon un militaire comme sama papa
c'était en 92 quoi laa dugg armée je suis de 92 une première contingence. waa ji moom yëkkati kàddu jëm ci wàllu recrutement yi sàkku ci ndaw ñi ñu dugg armée ndax mbëggeel wante ñu bañ cee dugg ndax ñàkk pexe. li ma gis mooy ñoom léegi dañu bëgg armée parce que boo demee centre de recrutement yi dañ fay toog fanaan fa ay fan même dinañ toog semaine mu jarale ñu di fanaan foofu te ñi ay élèves lañ étudiants et tout seulement peut-être que armée du nekk priorité ci ñoom donc bu ñu mënul am faneen ñëw armée bu ñu mënul dem enseignement bu ñu mënul dem dans les écoles nationales mënuñu am nañ métier mënuñu exercer mën nañu dem armée mais du ñu bañ armée quand même. jigéen ñi itam kenn warul dem ñu des ñu ngi rafetlu bu baax tàggat bi ci biir armée bi. Parce que c'est un corps très discipliné qui permet aux gens d'avoir armée doon luy yare te am na ci ay pàcc yu ñu jagleel jigéen ñi. kon ndaw ñi ak jigéen ñi ñoo ngi leen di woo ñu sóobu bu baax ci l'armée bi ndax mbébét bi moo di am lim bu takku. di ko wax jeunesse Sénégal parce que armée boo fa duggee déjà nii actuellement nii bénéfice la bonne conduite di nga génn ak sa permis de conduite te boo génnee permis de conduite international de l'armée tu ne seras pas un chômeur. J'adresse un message à toutes les femmes qu'elles ne mettent pas des limites. na jigéen ñi bàyyi di am xel ñaar ci yenn liggéey yi. Sénégal dina màggal at bu ne bis bu mu jagleel forces armées di buntu bu muy wone bu baax métier yi nekk ci biir l'armée loolee ñu jàpp ko ca camp Dial Diop ci njiitalu président de la République Macky Sall. Sylvie Faye ñu jóge Wakaam dem ba ca diwaanu Ziguinchor foofee nag artisan yi di sàkkuwaat ci li nga xam ne rek mooy njiitu réew mi diggé bi mu leen defoon maanaam lu aju ci centrale d'achat loolee nar leen jàppale ci seen i liggéey na gis nañ ne jafe-jafe yu amoon ci diwaanu Casamance am na tey fanweeri at ak juróom-benn dafa tax seen yëngu-yëngu tàggatambee ba tax na rek ñuy sukkandiku ci loole ngir suqali li nga xam ne mooy seen activité ñu teewlu kenn ci ñoom Abdoulaye Diakhabi lay wuyoo ci micro Boubacar Diassé. am na fii aussi ay yeneen problème yi nga xam ne yàgg na fi pendant presque 30 ans mooy problème mu artisan yi nga xam ne ñu ngi ci village artisanal parce que ñoom tourisme la ñuy dundee te xam ngeen ne problème yi jànkonteel fii ci région Casamance depuis booba touristes yi gëj nañ di ñëw village artisanal mu indil leen ay jafe-jafe ba mënatuñu dund seen métier. voilà donc boole ci aussi interdiction de coupe bois bu président jël ñun rafetlu nañu sax dañu rafetlu sax interdiction de coupe bi parce que c'est pour sàmm suñu àll président lu mu ñu wax nee na buggul Casamance mel ni Matam wala mu mel ni Louga parce que foofu àll amu fa àll bi dafa jeex donc nee na vraiment ñoom dina def kéemtulaay kattanam pour mu sàmm àll Casamance te bëgg na ñaan nañu pour ñu jàppale te dañ ko jàppale bu soobee yàlla donc mais nee nañ ko nag degré boobu même bu dee sax lu baax la mais am na ay gàllankoor yu mu indi beneen segment wu artisanat muy menuisier ébéniste ak charpentier yi mooy ñi defar gaal yi parce que am nañ ay jafe-jafe pour am ay bant donc ñun bu ñu dajee ak moom dañu ko defal ay proposition de solution mooy maanaam si mise en place centrale d'achat si communes yi nga xam ne décret bi mu ngi foofu en vigueur. mbokk yi fii la ñuy yemale xibaaru marax yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew tënkal leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.